waaw asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh. ñu ngi leen di dalal ñu itam fii ci dëkk bu sell bi di Touba. li ñu jiital mooy aussi di rafetlu seen taxawaay ci màggal gi. parce que vraiment ngeen taxawaay bu am solo. kon itam moo tax nag bu ngeen ñu wooyee dañuy sawar a dikk fii ndax TFM ak comité d'organisation des partenariats bu yàgg. ñu aussi nekk fii ci gox bi di def liggéey bu am solo dama seq ñëpp jàmm di xarañ ci liggéeyam teewal leen fi. moo tax yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu muy yow di Soxna Fatou di Pape Djibril di Jo di nuyu aussi mbooleem bokk yi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy seetaan. bay ci say weewu tànk bala ma lay bàyyi ak natango yi ñu dem ci question yi bu ñu waxee communication xel dafay dem ci sama natango journaliste yi atu màggal bu nekk ñu am taxawaay bu ñuy taxawee ci màggal gi yéen it ngeen am taxawaay bu ngeen ci taxawee ci wàllu jàppale gi ñu bëggoon a xam ci wàll woowu ana fan ngeen toll ak ñoom mu di presse bi couverture médiatique bi bien vrai que màggal gi des na mais bon lu ñuy faral di teel a waajal la. waaw jërëjëf loolu ñu ngi ci seq nañ yu bari ndax xam nga màggal gi depuis quelques années dafa jël beneen xar kanam ci wàllu taskati xabaar yi nga xamante ne bii noonu lañ koy jot réew mi ak surtout sax bitim réew mu ngay fàttalikoo at mu ne daanañ ëpp junni di fi teew entre journaliste technicien ak yu mel noonu. ren loolu dañ ko wàññi ndax contexte bi la du ñàkk loolu danañ ñëwaat ci kanam. mais accréditation yi commencé nañ ko hébergement yi ak li nga xam ne moo ci aju lépp te ñu amoon sous commission boo xam ne moo koy toppatoo ci njiital Serigne Maodo Abdou Wadour boobu aussi ñoom itam pare nañu ku ñu wax Moustapha Gueye mooy lépp lu aju ci wàllu accréditation yi moom itam foog naa mi ngi jokkoo ak kër yëpp ñu koy defar ba nga xam ne képp dikk rek bu soobee yàlla jumtukaay bi nga soxla muy mandarga bi wane ne yow taskar xabaar nga te fépp fa war a dugg ngir taatan fi xabaar ngir doxal liggéey bi incha allah boo dikkee di nga ci jot ci anam gi nga ci gën. leneen peut-être li ci yokku ren moo di ñu bëree bëri dañoo jiitu si def ay plateau yu bëri yéen ñii foog naa ne kenn raw leen ba bu ngeen xoolee daal pratiquement depuis une semaine ñu naa ngi teg yu bëri. loolu aussi quand même xañ na dana yombal sax liggéey ba ñu bëri xañ na bu ñu ñëw sax dispositif bi nga indi dina war ndax lu bëri bëri enregistré nañ ko. te ñoo koy teg ndax contexte bi aussi loolu aussi lu am solo la bu administration yoo xam ne ngi def nañu ko. très bien jërëjëf Mohamed Jojo. te ñu bàyyi la ak Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ci wàllu communication organisation beeg yooyu. bëggoon nañ xam rek xanaa balaa ñu gën a xuus ci waxtaan bi keroog ñoo ngi koy waxtaanee fii bi ñu ñëwee yeewu leen ak ki nga xam ne mooy Soxna Fatou Dieng parce que màggalu ren bi am na aspect boo xam ne mooy bu am solo mooy ci wàllu xam-xam. ban thème la ñu choisir ak naka lañ ko mën a expliquer ci li nga xam ne mooy édition 2020 bu mag bu Touba. waaw xam nga màggal gi xam-xam la surtout wax xam-xam la moom ci boppam moo ne damay jihaat waaye damay jihaat ci ren yàlla du aj ci xam-xam moom suñ tubaab si wax la maa ngi wax léegi ci benn barab ma ne leen dëñ bi ñun du li ñu neexee wala li ñu ko bëggee loolu lañ ko war a jàppee wala loolu lañ ko war a gisee waaye nañ ko jàppee ni mu mel ak moom ni mu ci ñun parce que moom mooy jiit bi kon ñun moom la ñu war a topp te bu ñu toppee foofu rek xam-xam bi ñun ñëpp fa la ñuy joyal jëm fa. loolu moo tax depuis 2002 ñu rendre hommage waa Rawdu Rayaahiin depuis 2002 la ñu ko tegoon muy def liggéey bu am solo ci wàllu xam-xam ci biir màggalu Touba. bi comité d'organisation bi ñëwee ci njiital Cheikh Mamadou Lamine Bara Faliou yàlla yokk ay leeram. ñu jël pàcc boobu féetalewaat leen ko te nag yeneen commission ñu commencé nag di ci liggéey boo xam ne sax xañ na moo jéego yi ci la gën a gaawee ci lañ commencé def ay forum commencé dem dans les universités maa ngi fàtt bu ñu njëkk a def université en 2010 ñu bari bari sax jàpp ñu ne mën naa nekk mooy leen bi dañu dem fa nga xamante ne bii fa la kàngam mi nekk parce que sëñ bi wuñ ko rusa wane fenn àdduna dem jàkkaar yi wane kan moo Sëriñ Tuubaa loolu sax ci la yenn université yi commencé ñëw di dugg ci biir comité d'organisation bi. ba tey jii gis ngeen ñu bari ñu ngi ci biir comité bi di ci liggéey ndax léegi seen bopp tijjiku ci lu bari moo tax wàllu xam-xam boobu ba léegi dañ ko jiital boobu ba léegi aussi lañ commencé ngeen gis at mu ne ñuy defar ay téere di ko joxe te lu ko jiitoon mën naa ne li fi amoon ay téere yoo xam ne téere yu bees la bari wutoon mais te production bi dafa accéléré wu ren màggal ñëw ci contexte boo xamante ni moo contexte Covid 19
dajaloo yi ñu di ko wàññi waaye nag njàngaleem Sëriñ Tuubaa moom mën a su ko wàññi moo ne tout le programme culturel biñ daan dawal wàññi wuñ ko dara au contraire dañ ko yokk ndax dañu ne ñu bari seen kër la ñuy toog rawatina ñi nga xam ne daan dugg bitim réew di ñëw màggal si te ren mënuñoo ñëw ñooñu aussi dañ leen di xalaataale loolu moo tax ba ñu yokk programme yi waaye aussi programme yëpp nag dañ jaar na ci xarala yu bees yi pour wàññi rassemblement yi loolu moo tax dañu jël thème mu xidma mooy liggéey ci yoonu yàlla ngir jëmmi suñu borom rek xaaratu ci genn pay suñu borom de manière vraiment désintéressée muy li peut-être mën nga wax même li tubaab bi wax sacerdoce nga xam ne bu ñu ko doon misaal tey mën nañ ne li Cheikh Mouhamadou Mountakha def ci mbas mi loolu ci cadre xidma lay dugg jël 200 millions joxe loolu mooy joxe alalam prenez le bon exemple jël masque takk loolu mën dugg ci xam-xam loolu mën dugg ci xel am ñoo xamante ne bii tey mën nga dugg ci Touba ci kanam ñu ngi gas ay assainissement bi ngi muy dem di joxe suñu doole loolu ci xidma lay dugg te loolu li nga xam ne moom la si yoonu murid def dafa bari jarnaay ba suñu mënu soit bu gas dans la fin des années 20 da nga koy tàmbalee te loolu mooy tàmbali jumaa ji nga xam ne moo nekk ci suñu ginnaaw ñu ne nag loolu parce que sëñ bi li particularité am même li force d'ailleurs moo di nekku théorie kese mais Sëñ Tuubaa pratique la lépp lu bind rek murid yi jëmmal ñu ko te moom moo ci jiitu ndax loolu moom mais sànq dama laa dégg ngay wax ci programme baal leen ma de ci programme bi su ma juumul ñeenti at yu nekk da ngeen doon organiser benn prog ñaari at yu nekk voilà ñetti at yu nekk dañ ko organiser ren yéen a ko jàpp le premier ak le 2 lu ci ëpp ci wàllu visioconférence ngeen koy defee parce que bon rassemblement yi day xaw a jafe mais que yaakaar ngeen aussi ak système boobu ak stratégie boobu li ngeen ci bëgg ngeen am ko ci d'autant plus que xam nañu way xaarale yi fii ci Sénégal di dajalu set rafet nañ ci yëpp te bu ñu xeeb suñu borom bu ñu xeeb suñu bopp ci dara gis nga àdduna lépp yitte la sëñ ci boppam bi muy jóg yitte la jógee booba ci Zaïre ndaw la woon ñoo xam ne ñoo maase woon ak ay waajuram nekk fii mu ne kat jot naa ndigal ki tar bi leen ci yitte kon yitte jooju nag sëñ bi dana ko bàyyee kon parce que mbas mi am na waaye dañoo war a adapté wu mënuñoo toog ne duñu jaamu yàlla mënuñoo toog ne duutuñu liggéey mënuñu toog ne aussi duñu jàngale parce que mbas maa ngi fii sunu borom li tax mu jox ñu xel mooy situation bu dikk ak bu mu mën a doon te doomu aadama foofu dajaar ba dominer le monde parce que sax muy def lu ëpp ci exploitation bi nga xam ne mën nañ ko exploité li nga xamante ne bii aussi mbindeef la loo xam ne ndax parce que sunu borom rekk lépp kon loolu suñu xel moom la ñu di jëfandikoo waa adapté wu man daal la wax tey jii ne la plateforme bi pare nañu ñu koy def waa université virtuelle du Sénégal UVS en partenariat ak ñoom am suñu bokk talibé yu xereñ yoo xam ne dañu ñëw ñoo xam ne xaalis yu bari ñu waroon fay ñoom ñu ñëw ne xebawu nañ ko def nañ ko addi Serigne Touba tey ñu ngi yendu Daaru Manaan di def test yi pare nañ ci plateforme bi fi wax ñu temme fi ñu toll ci test moo di partie diffusion bi naka la ñuy def ba ñoom ñu toog Daaru Manaan yéen waa TFM ngeen toog fii wala ngeen toog Dakar wala fu lu neex ñu jël signal jox leen ko ngeen diffuser ko te doom benn problème te ñi ñu koy defal bari na ay conférence ak yu mel noonu yoo ci àdduna si yoo xam ne ñoom ñoo koy defal donc rafet nañ njort ci ne ci fànn googu du dem jafe-jafe fukki ak ñaar ñoom lañ ko seqal 12 pays ci continent yëpp boo dee Asie man nga jël réew mel ni Jordan fii ba nga jël réew mel ni Égypte réew mel ni Nigéria réew mel ni Angleterre réew mel ni Sénégal réew mel ni Mali donc fukki ak ñaar la ñoom lañ koy defal mais foog naa ne test yi nga xam ne dañ koy def dinañu permettre ba buñ ci àggee plateforme bi dina attan na lu ma téeméeri nit ñoo xam ne mën nañu connecté woondoo benn yoon te du am benn problème su ko defee télévision bu nekk fu mu nekk ñu jox ko si internet bu nekk fu mu nekk ñu jox ko chaîne YouTube yi également ñu jox leen nga xam ne même ren liñ ci daan am daawuñ ko am ci bi ñu ko daan def King Fahd Palace nga xam ne bon on réunissait au maximum peut-être 1500 2000 personnes ren liñ ci daan am daawuñ ko ci am te mbas mi maa ngi wax dem ne dafa jur doom joo xam ne kenn ku nekk nag yaay xool doom ji noo ko yare
ba mu amal la njariñ bu mu gën li nga xam ne mooy la weesu woon parce que crise la lay jariñ crise boo gisee dañ accoucher de quelque chose loolu nag yow yaay xool yow naka ngay adapté woo ban capacité de résilience nga am pour utiliser crise bi maintenant pour gën a mooy li tubaab naan à chaque chose malheur est bon. Fati mu mel ne li nga fi junj innovation la. ay innovation de taille la Mouhamed ñu jaajëfalaat bu baax a baax suñu ALT di suñu sëriñ sànq mi ngi naan limu taskatu xabaar yi ñu accrédité dañ leen wàññi bëggoon naa xam ci xayma ñaata lañ accrédité ci màggalu ren bi parce que ni nga ko waxee dafa tombé ak mbas beneen bi aussi moom mooy comité d'organisation bi ak liggéey bi ñu amal naka lañ fas yéenee taxaw gis nañu fan yi la ñu ngi naan ziyaar yi naka lañ koy amalee taalibe yi ak mbooloo mi parce que ku ne xam na ne jamono ji du jamonoy rassemblement waaye itam ku ne màggal wax jaamu yàlla waaye itam dem ci barab bi doom ak sëti ku tedd ki waaw boo dee taskati xabaar yi 300 lañuy jël ren ñu ngi daan jël 1000 dañ ko diviser par 3 li tax loolu mooy ne ñun en tant que comité ñun ñoo war a wane bon exemple parce que suñu responsabilité la ndax sëñ bi dafa jox ndigal ne ñu màggal leen wante na ngeen xamante ak li way kër docteur yi wax. 300 nag amu leen ci ay jafe-jafe ci ñeneen ñu bëggoon a ñëw te ñëwuñu parce que ku xam na màggal ak engouement la. waaw mais xam nga ak contexte bi faaw kenn ku nekk adapté wu. tey jii yéen bu ngeen dikkee enregistré li ëpp ci ngeen doon enregistré li nga fi daan indi tey muy aju ci comité d'organisation bi foog naa la ci comité d'organisation bi da jël ngir ngeen def seen ay direct ak seen liggéey foog naa dana doy parce que lu bëree bëri tey jii leer na ma ne mi ngi seen boîte yi ngeen denc ñeneen ñi aussi c'est la même chose te faw nit ñëpp dawal yërmande muy ñun muy yéen muy ñeneen xam ne contexte bi moo ko laaj mais ñun dañu amul droit di jël tey lu mat juróom benn journaliste di leen dugal ci benn nekk loolu bu ñu ko defee man mi gën taxaw ci télévision bi nekk ci biir kër yi ñu respecter la distanciation physique du ma am benn crédibilité te loolu baaxul nit ki day fexe xam li muy wax ak li muy jëf dëppoo man ñu en tant que comité d'organisation amuñu droit di faillir ci ndig bi nga xam ne moom mooy suñu jox kon ñu ne kat lu metti ak quelle que soit les difficultés yi nga xam ne mën na ko jël par ailleurs dañuy jël li nga xam ne attan nañu ko dugal leen ci biir kër yi ñëpp nekk à l'aise au moins loolu ñun lay ndigalu sëñ bi nekk des nag kenn ku nekk na xool ci adaptation bi ma wax léegi nag du ñàkk yoo xam naa ne Touba nga dëkk du ñàkk peut-être nga jël ñaar ñett ni dugg sa kër mbaa nga yóbbu leen feneen ak feneen donc voilà moom mii mi Touba lool li ma leen sax mooy moo dal ci kër taskati xibaar yi donc fii di ko yërmande la jàpp na am problème mooy mais lu jëm ci organisation bi beneen question bi wàllu ziar geeg lu ni mel ndax am na ñu doon wax naan dañuy tëj xabru yi ñu naan duñ ko tëj yooyu d'abord nga leeral ñu li may wax moo di amul benn barab bu ziar boo xam ne dañu ko tëj loolu lekk amul benn barab bu ziar boo xam ne dañu ko tëj amul benn te xam nga doguma la juste pour nga yokk leeral bi mooy ziar gis nañ ni muy demee rang la xat-xat wala bu xate la maa ngi ñëw xat-xat loolu boo xamante ne ci buñ ko organisé wu bu ñu bàyyi ngi def leen neex loolu lay doon mais amul benn barab ziar bu ñuy tëj dañ ko organisé ci naka ni ñu ko organisé mooy waa wax di wax ne dégg ngeen ñu ne am nañu lu mat juróomi téeméeri nit ginnaaw bi yokk nañ ba 1000 personnes cellule bi sëriñ bi teg en place mu unité de prévention bi ñoom ñu ngi prévoir lu mat 1500 personnes boo jëlee rek Touba assistance bi ci nekk mën nañ 600 personnes yoo xam ne ñenn ñi jàng nañ affaire médecine ba nekk ci kër docteur di liggéey ñenn ñi nekk peut-être 5e ci 6e wala nangam ak nangam en tant que ñu ngi bëgg a jeexal donc danañ am dimbu boo xam ne moom dinañu mën a saytu li ñuy organiser ziar yi tey boo ñëw jumaa ji moo di fi nit ñi gën di dem te mooy fi nga xam ne mooy fi nar a poser le moins de problème lu tax am na expérience jaar na fi ci bisañ bi ne nañ julli te sàmmante ak way kër docteur yi moo tax ñoom am na équipe yu fi nekk équipe yi doo dugg ci jumaa gi takk masque doo fi dugg te raxasoo wala nga laal gel ci biir jumaa ji ñetti place yu ne ba ci digg ba kenn du ca toog donc dañuy respecter distance yi bu feesee kenn du dugg ziar yi aussi naka lañ ko defee dañuy def marquage au sol 1 mètre 1 mètre 1 mètre 1 mètre kon xam nga foofu rek loolu dafa am bu ñu dugg ci biir itam par groupe lañ dugal dañuy dugal benn groupe bu jigéen dugal benn groupe bu góor dugal benn groupe bu jigéen parce que jigéen ñoo gën a bari day am ñaar ra nga jigéen benn ra nga góor bu ñu defee loolu tey jii bu ñu déggoo par groupe ne 30 te bu ñu duggee tamit kenn du toog
comme tey boo demee màkk rek ni ngay rombe romb yoon bi di jàll na ngay def da ngay ñëw dugg continuer jàll buntu yi am aller retour aller rek ngeen te jumaa ji am na man 27 porte kon porte yi bari na porte bu nekk aussi ña fay nekk di saytu loolu danañ fa ne biir rang yi également ña fay nekk di ko saytu danañ fa nekk. mais est-ce que jàpp nga ne ni ngeen ko tëralee nii noonu lay demee exactement. dañ ko du ma ne sax dañ ko testé dañ koo dunduñ ko ci julli ajuma yi fi am yëpp. bu fàttali waa Moussa Jumaam. mais julli ajuma dund nañ ko doguma la dund nañ ko jéggal mais xam nga julli ajuma bu ko tax màggal Tuuba. ci laay ñëw dama ne la événement yi du benn. nit ñi tolloo s'il vous plaît allez-y lu di am jumaa ji mi ngi nit xaju fi. lu dëkk bi xat jumaa ji lim attan rek lay jël te nit ñi duñu siyaare daw kon tey julli ajuma gi mën a nekk échantillonnage boo xam ne day valable ci màggal ndax buñ dee julli ajuma peut-être lu mat 10 000 15 000 30 000 personnes nekk ci jumaa ji bu dee màggal aussi mën a gën a ëpp loolu kon foofu amul différence dund nañ ko ci koré gi dund ko ci tabaski te wax naa la ñu organiser wu lañu ñu xam li ñu def lañu waa kër docteur boppam muy ministre de la santé muy waa COUS ñëw nañu fi mais bi ñu ko gisee ñoom ils ont été impressionnés waa OMS ci dëkk bi district sanitaire ñu ngi ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ak ñoom ku fi ñëw fa ngay njëkk a jawali xool ban dispositif dañu teg mais ku dikk boo xoolee da nga ne lii de lii rek lañ doon jàndal moo tax ma ne la jumaa ji tey jii man jàpp naa ne mooy li ëpp sécurité ci dëkk bi tey rek laa ko wax kenn bokk ci ma ne ko nag li am solo mooy li ngeen def nii na ngeen defoon ca mbas mu au début dem ci yeneen jumaa yi defal leen formation ba tey jii ñoom mën nañ ko tey nag naka la ñu xoolee ba loolu naka lañ ko étendre ci biir kër kilifa yi nga xam ne ziar dafay bari parce que am nañ organisation bi am nañu expérience bi jumtukaay yi doy na sëkk kon jàppaat na dëkk bi dañ ko réussir. très bien Pape Djibril. man li ma intéressé toujours mooy liy gérer nii moom actuellement en charge de la communication c'est-à-dire que au-delà de faire venir les journalistes su fekkee ne dañuy dem di idée que ne Serigne Touba c'est une idée c'est une pensée c'est une façon de voir le monde ak adduna bi ni mu jaxasoo ak li nga xamante ni yëpp pandémie wane na ko tey yan jéego la ñuy def wala yan yoon ngeen wut ngir mën a porter message Serigne Touba pour mu nekk une solution par rapport ak problématique yooyu nga xam ñooy sonal adduna rawatina ce contexte là. waaw xam nga Serigne Touba dafay jàngale par l'exemple te loolu mooy li gën a fort ci adduna damay faral di wax ne sëriñ bi du lu ñuy imposer sëriñ bi du lu ñuy jox nit ñi par force Serigne Touba lu ñu wane la ci ni ko suñu borom melal da ko Cheikh Sidil Baba waxoon ne Serigne Touba xéewal na bu yàlla jox mbindeef ñun dañu war ñun nan la wane sëñ bi rek na sëñ bi nii la mel bu ñu fiir ci sëñ bi bu ñu accaparé sëñ bi bu ñu def ne ñun ñoo moom sëñ bi déedéet Serigne Touba monde bi yëpp ko bokk ndax kenn ku ne mën nga ci jariñoo côté boo jël sëñ bi rek dafay doy sëkk c'est une personnalité multidimensionnelle donte dina rek moo ko soxal mais doomu aadama moo mel noonu kenn ku nekk xaj na boo xoolee la di gën a yitteel moom ngay jël boo boole loolu lépp nag ci ngay am sëñ bi mu doon loo xamante ne bii lenn la moo tax ñun li nga xam ne moom la ñu gën a def rek mooy tasaare njàngale mi. nu ngeen koy defee. mooy colloque yi par exemple colloque yi bi ñu ko njëkk a def en 2011 même en interne am nañu taxaw ne lii mënuñu ko en interne la ne lii mënuñu ko mooy ne lan moo tee man ko ñii ne ci àdduna si di organiser yu gën a rëy yii lan la ñu ëpp lu ñu ëppalee est-ce que ñoom dañoo jàng ñu luñ def on est sur des universités on a fait les mêmes études que nekk États-Unis nga nekk France bay njàng foofu ñun yeesuñu fa woon te loolu tey foo dem ci yoonu ma nga fa kon lan la nañu ubbiku xool l'expertise bi nga xam ne am nañu ko ñu jël ko libérer les énergies pour que nit ñi kenn ku nekk li nga am te nga yéene ko Serigne Touba ñu may la nga xidmawu loolu c'est comme ça qu'on a réussi. Et on est parti voir les projets d'université on les a intégrés parce que ay taalibe lañu te dañu bëgg liggéey xool fii ñi nga xam ne jàng na fi ñëpp ñi ne woon Madina ñi ne woon Caire ñi ne woon Rabat ñoom ñëpp dugg ci biir. nan ngeen natte réussite bi na ngeen ko natte. non niñ ko natte mooy tey benn exemple rek laa la ci jox am na ku fi ñëwoon ma nga jógoon Syrie ko ma Liban da doon day def encyclopédie Sëñ Tuubaa nekku ci woon ba mu dee ba koy réédité
Sëñ Tuubaa ci jëkk dugg est-ce que loolu dara réussir voilà am ñoo xam ne tey jii seet université yi ñu jàngale parce que dañu ciblé ay nit ñoo xam ne ay royukaay lañ ay nit ñoo xam ay référence ñu dëkk tey jii dañuy dem ci benn université ñu jël fa une sommité indi ko kooku bu delloo day jàngale ay donga lay jàngale kooku bu delloo gon donga yi dañuy def dañu am ay projet de recherche ñun ñoo ngi leen ciblé woon et c'est comme ça qu'on l'a réussi kenn ku ne bi ngay ñëwee bi ngay gisee da nga naan waaw est-ce que lii am na ci àdduna lii fu mu nekkoon ci Afrique ñoom dañ leen jaaxal parce que am na ñoo xam ne dañu am ay préjugés ci Afrique c'est comme ça qu'on l'a réussi ak nag communication bi nga xam ne aussi ñu ngi koy def parce que dañu tàmbali aussi on a été très ambitieux on s'est dit que ñun àdduna sëpp bu ñu nekk ay jullit yëpp aussi duñu nekk ay mot c'est même pas notre objectif mais li nga xamante bi moom la ñu bëgg mooy ñu dem ba ak terme ba bis bu 18 safar dikkee waaye nekk ci monde bi nga xam am dëkk bu nekk Sénégal Touba te ñu ngi fay màggal ko ñu wax ci Ahmadou Bamba tey loolu aussi objectif ci wàllu communication te ñu ngi seq ay jéego tey jii da nga fi gis CNN di nga gis RFI di nga fi gis France 24 di nga fi gis ñu jóge Turquie ñu jóge Arabie Saoudite fu ne dañuy jóge ci àdduna si di fi dikk et loolu amutoon bu njëkk wala bu ñu mësaan ñëw ab safaan la ñuy gën a di ko wadde wala bu ñu dikkee sax ñu gis ku ñuy waxal am na damay nes ci benn anecdote am na benn américain fàtt naa journal lu mu tudd xam nga ñëwaat sama xel dafa dikk anglais la bi mu dikkee c'était en 2011 di ma interviewé booba day ñëw fekk ni ngi làkk anglais làkk français yor iPhone bi mu demee sax loolu daf ko transcrit dans son papier nga xam ne moom sax loolu daf ko jaaxal pour moom ça c'est si amazing pour wax la ñoom fi teg ak nit ñuy xoole mais nag ñun ñoo war a xam aussi ban taxawaay la ñu war a am xam ne la sëñ bi waxoon der bu ñuul moom yàqul dara ci taxawaay bi xam ne moom la ñu war a am kon loolu ñu ko war a imposer loolu sëñ tubaab moo ñu ko jàngal sëñ bi moo ñu décomplexé très bien duñu ay tubaab duñu ay naar ay Sénégal lañu di ay taalibe Sëriñ Tuubaa topp am njàngaleem waaw fu ma bëggoon dellu si rek Mohamed moom mooy sëñ bi wax na sànq colloque yi muy loo xam ne lu am solo Pape Djibril faylu ko mais pour man fi ñu war a gën a insister beesoo colloque yi nga xam ne day réfléchir des questions scientifiques war nañ mën a xool également les questions de développement de Touba parce que gis nañ Touba am na jafe-jafe ci wàllu njàng Touba am na jafe-jafe ci wàllu santé ak ci wàllu assainissement ak yeneen question yoo xam ne pour man le comité d'organisation du Magal jot na au-delà des questions intellectuelles yi nga xam ne ñoo ngi koy posé également ngeen posé ko kañ la ñuy jublu ci développement de Touba dans le cadre du comité d'organisation du Magal Touba. bul di fàtte fi ñuy jaar boo jëlee en 2013 def nañ Masalik benn forum ca forum ba dañ doon def ngoon gi dañuy def conférence mais ci suba gi dañ doon réfléchir sur des problématiques xalaat nañu ci assainissement Touba. mais ana conclusion yooyu. moom laa lay wax rek xalaat nañu ci wàllu éducation Touba à l'époque ci lañ doon def la réforme des institutions xalaat loolu xalaatoon nañ ci. xalaat nañu boobu Abdou Salam Lam yaakaar naa xuma Sall ancien recteur aussi xalaat nañu ci wàllu université bi boobu dañuy xëy def ay atelier bi ñu noppee dañuy def ay conclusion yëpp dañ ko jëloon jébbal ko sëriñ bi président la République ñëwee boobu ci année boobu en 2013 la lay wax aussi Sëriñ Bass sax moo ñu wutaloon audience ci moom ñu ànd jëloon organisé ñu yëkkati même conclusion yi ko ne ko lii mooy contribution Touba ci xalaat yi nga xamante ne bii réew mi ngi koy def mais ñun bu ñu jéggi li nga xam ne aussi mooy suñu vocation ku ne da nga am cœur de métier comme yéen ñun suñu cœur de métier c'est organiser le Magal mooy impulser disons les choses mais nag du ñun ñoo ko war def am na ñeneen ñoo ko war a def. conclusion yi am nañu. boo xoolee jox nañ ko ñu ko war a jox. jëfandikoo nañ ko wala. kooku nag moom laa la wax loolu du suñu cër. parce qu'on n'est pas aux affaires pour le faire. moom laa lay wax moo tax def nañu ko. kon gars yi def nañ ko tiroir. li ma lay wax moo di li ma wax moo di ne boo jëlee bi def des études d'impact loolu aussi étape bu am solo ci organisation Magal étude d'impact économique religieux social ndax kenn musu ko xayma mi ngi daan taxaw naan Magal Touba yàq la mu di mën a religieux ñu taxaw na ma ne d'accord duñ ko weddi di ko dëggal parce que xamuñu
yàqal sur le plan économique on a fait étude Moubarak Lô moo ko def génne ne day générer 200 milliards même ci lañ defee la magal jour férié 5 ans après ñu jox ko université Bambey on a changé ñoom ngi dem dikk indi 250 milliards bi études yooyu à chaque fois bu ñuy def restitution études yi dañuy invité mboolem acteurs économiques yi nga xam ne ñu ngi fi ne leen lii la ñu xalaat lii la màggal gi di génne yii mooy niche yi nga xam ne ku ci investir di nga am xaalis mais loolu comité bi moom mooy dem investir bu fekkee ne bi yow nit ki étude bu toll noonu nga xam ne ay xaalis bu ñu jàng doon fay defal nga ko invité ko war ko léegi nag industriels yi commerçants yi ñi nga xam ne ñu ngi yëngu dans le monde des affaires ñoom ñoo war a jóg na investir ci mission ba xaalis boobu yëpp ñu fexe ba muy def biir Sénégal. sànq sëñ bi dafa am lu zoo junj man foofu bëggoon naa ñu taxaw fii muy diggante Touba ak éducation ñu bëri dañu jàpp ne Touba amul école française donc ci misaal bu ñu xoolee fii école privée Serigne Cheikh bi nga xam ne nga lu ñu tuddee sa wayjur ñu doon fêter seen cinquantenaire la dernière fois discussion bi ma ci am ak benn collègue dafa toog rek ne Touba amul Touba xale yi Mbàkke lañ jàng man kiti laa di mu ne c'est ce que tout le monde dit donc lan moo tax communication boobu jaarlu parce que école bu mel ne école privée Serigne Cheikh bokk peut-être mun naa sax wax ci meilleure école yi nekk fii parce que dañuy gis chaque année résultats yi ñuy def mais tout le temps nit ñi dañuy posé wu ay questions Touba amul école Touba amul école. boobu lay la question bi lan moo tax nga gën ci école bi. mais combat man tey journal si gën a mag ci réew mi. mais yow yàgg waa autorisé bi. nekk écrivain te mooy journal bu ne doon ne man école ngeen defal ma la génn commencé loolu rek. loolu sama toon day tooñ mais li may wax nii moom xam na ko. waaw mais communication bi dafa xaw a de ko. à chaque fois suñu demee loolu mooy problème bi. école ba mu fa laa génn. man mi fa laa génn. xam naa ko donc ñun ñëpp dañu génn. tey ji école bi am na ambassadeur am na école université am na ñu fi génn macha allah dañu am fi benn réunion fii lañ ko doon defee kër Sëñ Tuubaa gii réunion bi ñi nga xam ne mooy groupe bi nga xam ne moo yor liggéey bi ni ko sëriñ bi dénk dañ ci ay borom xam-xam waaye ku jóg rek daal ne man ci école Gaïndé Fatma bii la jànge ba ñu buy jógee sax am na sa benn koy dañ naa ma seen produit mi ngi commencé fay ma ne ko non sëriñ bi la gisoon mais fii am ñu ñëpp foofu lañ jàng te barkel la te foofa booba bu ñu daan def concours Prytanée militaire ñu bari Touba fii dañ daan admis directement buñ fi jógee aussi buñ fay lycée ñu bari ñi nekk 5 premiers yi ak lycée buñ mën a dem te ñii ci la ñu bokk buñ defee examen aussi ay bac ak yooyu ay mention la ñu am et puis du ñu am même problème seen lan moo tax école bi màggul. lu tax lan moo tax est-ce que école bi màgg na. si màgg na jógee ci primaire collège boobu. non ci primaire la yam mais xale yi buñ jàngee nag maintenant ba am 36e ci la ñuy dem Mbàkke ci ñu bari am na benn école bu fi nekk boobu mi ngi daal ma naan suñu wajur sëñ Cheikh naa Lo moo ko ñaanal seen baxat mu may ko bi nga xamee ne tabaxoon nañ fi ay école te sëriñ yëgu bi ñëwee fii am na ñu fi ñëwoon ci sëriñ Saliou la ambassadeur de France la woon moom loolu sax d'ailleurs bi am nañu ba suñu waxoon ne ba leen boo génnee fii sama kër lu matu téeméeri mètre ak école ma nga problème moo di ne kenn dafa amul droit di ko fi def te amut ndigal sëriñ bi loolu mooy problème mais tey jii bari na ay écoles yoo xam ne mu ngi dëkk bi. mais tey bëgg nañ sëñ Mountakha moo ngi nekk ci projet université bu mag. ndax école française yi ci niveau bi nga xamante ni mooy comme école lu sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma est-ce que mën nañoo xalaat ne Touba dans la perspective mën nañu am lycée wala ñu am ay collèges yoo xamante ni dina accompagner dynamique boobu avant l'université. bari na ay écoles privées yu fi nekk tey ay écoles privées yu jàngalee français mi ngi ci dëkk bi te bari na fi. est-ce que am na autorisation est-ce que organisé ko loolu moom dama ko sori parce que leeruma mais li may constaté mooy am na école privée yu fi nekk da ngay daw ci benn tëli ba jàng gis benn étage bu bind école privée tel am na fi ban gis ñaar fi ko tudd benn ministre rek tëri donc kon école privée mi ngi fi xale yi aussi ñu ngi jàng mais man personnellement li sama gis ci bopp moo di dañu war a jëmmal suñu modèle bopp mën nañu ko man loolu mooy sama gis-gis. jëmmal suñu modèle bopp te mën nañu ko. modèle lu bopp mooy lan. suñu modèle bopp moo di ne li nga xam ne
moom la ñu bañ ci moom la ñu daw ci njàngum tubaab mi ñu génne ko ci lu ñu bëgg ci tarbiya ci njàngalem Sëñ Tuubaa ñu dugal ko ci te duñu gàllankoor ba li ñu war a xam ci suñu adduna ba fépp fu ñu war a compétir ngir mën a jongante ak réew ci adduna sépp ñu ma faa taxaw jël suñu wàll wala laaj suñu wàll loolu mooy li war a am man loolu mooy sama man loolu mooy sama gis-gis bopp et c'est possible am na ñoo xam ne réfléchir nañ ci xalaat nañ ci tey jii fii Touba am na ñoo xamante ne bii dañuy juddu jàng alxuraan ba mokkal bu ñu mokkalee dañuy commencé jàng français boole ko ak di jàng li nga xam ne mooy xam-xam au bout de 3 ans ñu am seen certificat 2 ans ñu am seen BFM rattrapé xale yi nga xam ne dugguñu woon foofu daal di nekk ak ñoom dans les mêmes classes. mu am beneen aspect boo xamante ni aussi par rapport ak Touba défi la mooy la démographie mu nekk dëkk boo xamante ni dafay màgg ñu naan tey 2e ville la démographie boobu tey ci wàllu jeune ak femme yan xalaat moo ci am dans ce sens là pour permettre leen ñu accompagner processus de développement dëkk bi. démographie bi c'est un atout parce que